bi di Cheikh Tidiane Diop. billaahi ñun ñëpp moo ñu tàngat. te li tax mu tàngat ñu ba ñuy mën a tàngat ay nit. dafa jiitaloon yar ak teggin ba pare. ndax ñun daaray Kocc il fut des temps bu la dee recruter. boo amul autorisation parentale doo dugg. très bien. ñu góor di jigéen. mais nag léegi jamono dafa bouleversé ndax li tax théâtre yu njëkk yi amatul. mooy ñi fi nekkoon comme suñu classe kii. waroon na mobiliser wu doon benn bloc. tout à fait. et dafa am lu ñu diviser ñu alalu àddina léegi ndax ku ci nekk rek boo demee ba xaw a mën tuuti rek. yaa nga ber sa daara waaw da ngay ber sa daara. soo beree sa daara keneen ki yenn affinité yi ngeen amoon da ngeen di commencé di. day wàññeeku waaw day wàññeeku. te l'union fait la force. du dëgg te boo gisee tamit vraiment série yi tamit léegi am kenn gisatu ci sa bopp yàlla na ma yàlla baal parce que man bu mu dugg ci ay détails yi. ndax waaw parce que vraiment xëy na dañu gis léegi théâtre bi dafa avancé ndax ku ci nekk yaa ngi ciy tekki. ci boobu côté la wax côté xaalis yi. ndax ku ci nekk am nga tey métier te xale yu jigéen ñi la majeure partie dañ daan taxawaaloo la ñu doxantu mais léegi bu ñu nekkee ci benn série ñu leen di fay ñu yóbbul seeni waajur loolu rafet na mais am na lu gën a rafet loolu. mooy delluwaat ci li nga xam ni ñun mooy suñu dret mooy muy ngor. amatul. waaw nit da ngay sauvegarder son honneur. d'accord amul jigéen nag amul góor c'est valable pour tout le monde. nit ki boo xamul yaay kan jarul ngay dund ci àddina. parce que dégg naa benn wax tuuti image du fay. déedéet. mën nga am 17 ans. ñu bàyyi ba nga am 40 ans wala 50 ans. ñu wan la ko ñu wane la sa doom ci diggante bi màgg na. mën na doon ministre mën na doon président. mën na doon kilifa. du la ko wax mais bu gisee image yu ñaaw yooyu nga daan def. du ko neex su boobaa du ko neex. te kenn mënu am sa ndey. wala nga am sa baay di ko abandonné ndax lu mu def loo xam ni. xëy na neexu la da ngay boole kee xanaa lu la neex ak lu la naqari. nga dund ko te yàlla tax te loolu muy indi gàtt fan parce que nit kese la. bon série léegi yi nag war nañu xoolaat seen bopp baax a baax. parce que alal day jeex. tey jii ku dee boo amee château fi nga koy bàyyi. ñëpp kay. boo seetee koñ bi nga dëkk. mag ña fa nekkoon sos koñ ba. ñu ci bëri dem nañu wuy ji suñu borom. kon nga xam ne alal day jeex. mais dafa am lenn loo xam ne nit war na ko sóoraale. marqué sa empreinte ci àddina bi boo demee ñu naan diw te loolu am na fi ba léegi. ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ku mel ni El Hadj Malick bi ñu fi jógee li ñaata temps la. tey la Touba gën a siiw tey la Tivaouane gën a siiw tey la Limamou Laye gën a siiw. parce que lu baax Baye Niass loolu la yàlla bëgg. macha allah nit ñi dañoo war a delloosiwaat seen xel. xam ni ñoo ngi sànku. parce que jigéen bu njëkk pour nga gis cëram rek problème la. daan na la jaral ngay dem ci ay sabar. la waxuma la sax sabar mais yàlla na ma yàlla baal da nga gis suñu weer dara jigéen sax nga taxaw fa di xool. bu njëkkoon. waaw bu njëkkoon te léegi dañ ko indi ci néeg bi moo valeur moo wàññeeku amatul bu bari. waaw mais valeur nu muy amee yow boo dee jigéen mel ni nga war a mel yow góor li ko xam ne mooy kumpa ci moom ci yow. nga exposé ko. mais su boobaa valeur mënatul am. loolu au delà de tout cela dafa am leneen lu mu indi cela veut dire par exemple gis nga fi ku doxaan ni 4 ans ba 10 ans sax te du ko takk parce que bu fekkee li ko jabar war a defal la ko gel defal ça pose problème. mais nag ñu waxtaanee ko may fàttali ne vous êtes en direct sur Sénégal 7 dans votre émission Minute des Dégâts tey sunu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci impact du production télévisée yi di def sur la société sénégalaise à l'occurrence les séries et les téléfilms sénégalais ba tax na mu nekk yu am solo li tax nag ñu ci bari bàyyi ci attention te prêter ci attention bokk na ci xamewuñ ñu woon lii léegi nag papa beneen bi ñuy ñëw bala maa jox Ria moom it poser question bokk na ci film nit moo ko créé fiction la boo xamante ne ñu jël benn histoire bind ko faram-fàcce ko bëgg mu nekk long métrage ba tey bokkul ak série parce que série moom maanaam bu ñu ko waxee mooy luy am par épisode mais film dafay nekk par exemple télé-réalité dafay doon loo xamante ni dañ ciy def histoire boo xamante du début jusqu'à la fin la mais suñu problème ñun Sénégal mooy on a une population qui consomme et non pas une population boo xam ne day tirer d'exemple pour mën cee jël ay leçons léegi nag bu fekkee film bi lu mënul ñàkk la
dañ ciy véhiculer ay message te it jàpp nañ ne fii ak defuñu ci bu vulgaire du dox y a problème kon maanaam balaa dara scénariste bi kiy bind ak ki nga xam ne mooy réalisateur bi yan taxawaay lañu war a am. waaw c'est-à-dire bu njëkk scénariste. pour nga doon ko. day doon don wala nga dem jàng ko. très bien. mais léegi da ngay jàng école. créer commencé bind ni man scénariste la. ok te téléfilm ak série bu ci nekk dafa am conduite dafa am foo xam ne fa nga ko war a teg. pour kii toog di ko seetaan mën a dugg ci moom ba bu nekkee ci loo xam ni du noonu bu téléfilm bi jeexee mu yeewaat boppam. et ñun daaree ko ci li doonoon suñu fort mooy mardi su ma saana jot mosuloo gis Sénégal kenn génn ci buntu kër. ñëpp yaay papa doom nag te li gën a garaaw ñoom ñëpp ñooy toggandoo ci benn salon bi. te doo ci gis dara loo xam ne da ngay sëgg. billaahi mbaa ñuy da ngay togg ak sa papa ak sa yaay benn séquence génn sa doom ni nii wala yow nga jug mel ni kuy doxantu loolu rek war na leen xamal ni que nii scénariste yi. war nañu xoolaat seen bopp. acteurs yi waxuma sax ñu xoolaat sa bopp parce que nit ku xool ba lay jox loo xam ni ëllëg day doon way woo xam ne dootul fay loolu sa problème la. parce que xaalis war a ko jar. d'accord bu dee jigéen. da ngay am doom. te say doom dañuy màgg. am na loo xam ni lii njariñu jigéen ci kër mooy fexe ba jur koo xam ni su màggee ñu joxoñ ko. sans tâche. te du am benn tâche. te loolu yaa ju baax. moo koy may doomam. yaa ju baax dafa am solo ci doomu adama. te léegi xale yi ni ñuy sëyee ci série bi di ko wanee maanaam jël sa jëkkër di ko bennal. lu la neex wax ko lu la neex def ko. booy dem doo tàggoo te la majeure partie li ñu mën ci série yi da ngay solo rek ni ko kon chérie maa ngi dem nangam. ñun suñu yaay yi ñemewul woon loolu. Cheikh da daan bind. loolu lay bind da lay wan nit fan la war a jaar. 2 jours à l'avance nga naan sa borom kër kat bëgg naa dem fii. subaam jàmm. mun la waaw ngay dem tàgkum la demal ak jàmm dëkk ak jàmm. mais da ngay gis ku nekk këram ak jabaram sax. sa jabar solo ba jekk yore saagam ñu ne la kat maa ngi dem kër diw. xam nga kooku respecté wu la. te ci série nañ daan jàngalee nit ñi. pour ñuy rectifier wu ba boo nekkee ci yoon boobu. nga jéem a xam ni yoon bi nga nekkat baaxul nga jéem a jaar ci yoon bu baax bi. sama maam sax dagguma la mi ngi doon wax naan xuloo daan na am ci kër. théâtre ñëw que ça soit daaray Kocc wala beneen troupe théâtrale mais bu ñu defee film bi rek day mel ne ñoom la ñuy waxal ba da nga ciy gis ki tooñ day rectifier wu automatiquement. waaw ci saa si dafay daal di rectifier wu excuser wu ñëpp. ñu nekkat ci jàmm ak ci salaam gis nga soxna si. dañu nekk ci jamono joo xam ne axlu zaman la. Sëriñ Touba waxoon na ko yàgg na. mujjug jamono mujjug jamono. léppay bouleversé xale yu jigéen yee dàq góor ñi. ci nan. mais loolu jarul nga ma koy laaj ndax ku ne xam na ni man de. góor ñi ma gis léegi la monsieur Paz ba ñu gëj a taxaw déclaré jigéen ñi ko dama laa nopp yàgg na. ça c'était jamais vu. non barki Seydina am na Père Zora non dañuy waxtaan rek. waaw xam nga da ngeen invité pour ñu wax. waaw te jigéen moomu loolu. dëgg la. jigéen xamalu moom. ngor toog muñ. xaar ku baax ñoo fekk ko ci pooju ndeyam. mu takk ko daral ko. léegi xoolal takk yi ni mu yombee takk yi ni mu gaawee. léegi gël ay 3500 ñu takk la loolu fu mu mas a am ay 1500 ñu takk la. 1500 ah mais oui. fan. ah mais oui. ah oui am na benn gars ko wax ci internet yi ñu bëri na gëmuñu ko léegi jigéen comme nga dem dara rek xool xaar bu la ci neex rek nga tànn jënd te yooyu moo fi amul woon bu njëkk.